donc appel bi ñu ko def dama jàpp ne bu ko yoon woowee dafa war a wuyu ji parce que yàgg na wuyu ji te mosul am coow c'est pas la première fois ñu woo ko pour mu dem wuyu mu ngi doon dem tranquillement di ñibbisi tranquillement tey jii am moom sax wax na ko ci point de presse am woo nañ ko du benn du ñaar mu ñaan ñu renvoyer parce que tout simplement nee na benn bi dafa tombé mu nekk Noël da koy passé en famille beneen bi tamit mu xam naa ay am na beneen excuse mu indi kon justice yàgg na ko woo moom ci boppam mu ñaan ñu renvoyé ko xëy na amaana bu doon bañ ko woowee ñett yi mu renvoyé yi noonu bu demoon tamit yegg si fii donc kon nag bu ñu wax ne yoon tamit dañ ko war a tordre le bras mu xool di dox ci planning Barthélémy Dias non parce que bu boobaa yoon du nekk ci yoon quand même donc man dama jàpp ne dañuy def dans la provocation te koo xam ne dafay aspirer jiite réew wala ngay aspirer jiite collectivité am na taxawaay boo xam ne wax nga koo mën a taxawee waaye nag heureusement parce que damay jàpp ne c'est fi un camouflet parce que nag dañu oo askan rawatina askanu Dakar pour ñu génn ànd ak ñoom ci gunge leen te ñu gis ne askan wi kat ñu nga toog seen biir kër te la ko waral mooy nag maturité tey jii kenn du làkk njaboot bëgg njabooti jàmbur ne ci mbedd mi bu la reyee ay perte tey jii am na lu fi xewoon ci mois de mars tey am na ñu doon néggandiku mu amaat waaye nag gis ngeen ni mu mujj demee kenn génnul tey jii bu ngeen gisee tey magasin yi dañoo tëj parce que dafa am lu ñu dundoon ñu yàq àll jàmbur yi muy ñi nga xam ne tey ñoo am magasin yu mag yi yàq këru jàmbur yi yàq oto jàmbur yi rey ay doomu jàmbur loolu dañ ko fay dund kon askan tey boo leen bëggee génnee pour ñu ñëw porter combat boo xam ne combat benn nit la ñu bëgg ci boole askanu Sénégal duñu ko nangu moo tax ma ne damay saluer la maturité du peuple sénégalais rawatina Dakar waa yi nga xam ne tey jii xam nañ bu baax a baax que ne lii fi xew c'est privé te it ñu jàpp ne la loi est impersonnelle et générale dañu jàpp ne ci wàllum yoon amul VIP donc nag il faut tamit vraiment il faut ñu joxante ci côté boobu acteurs politiques yi ñu ne opposition il faut ñu jox cër tamit les institutions de la République parce que li fi xewoon mois de mars jàpp nañu ne ren mënoon na fi xew mais li nga xew fii parce que nag l'État a pris ses dispositions tey jii l'État a pris ses dispositions parce que nag bee passé dama jàpp ne la État woon taxawee amaana sentiment ko taxawee bu ko noonu wala bëgg négociation bëgg waxtaan dañu lor ay doomu aadama te gis naa xale yoo xam ne tey ba tey ñu ngi chômage dañ leen liggéey ci Auchan yi di liggéey ci station yi tey jii amatuñ dépense amatuñ fajee seen njaboot nekkoon ay soutien de famille nekkoon ay père de famille nekkoon ay mère de famille tey jii liggéeyuñu lu waral loolu li fi xewoon pourtant ñi nga xam ne tey ñu indi woon coow li ñu ngay xëy di ngay liggéey di xëy di gont amuñ problème dépense seen kër yi moo tax nag askan bi ñu seetaan di askan bu mature tey seen taxawaay ñëpp ko saluer parce que nag provocation bi ñëpp xam nañ ne camp bi la jógee woon waaye askan bi wuyuwu leen ba fi mu nekk nii yaakaar naa ne sant yàlla donc ba amul lu ñu toj yàquñ ko mois de mars te ba nga xamante tamit di saluer tamit posture yi force de l'ordre yi am nañ taxawaay bu am solo wane nañ ne tey jii force reste à la loi foo wane nañ tamit que ne dëkk Sénégal bii nii sécurité dafay am tey dañoo jóg pour aar suñuy njaboot aar tamit li nga xam ne mooy suñuy bien. très bien ñu dem ci Ousseynou Ly Pastef Ousseynou génn ngeen tey ànd ak Barthélémy Dias mu ngi ko ñu jàpp ci seen leader jàpp ci muy Ousmane Sonko ak ku mel ne Malick Gakou ñeneen ak ñeneen te leen ba yàgg ñu bàyyi wat leen ñu dem bala avant ñu leen a bàyyi métti na xëy na loolu da ngeen a xeex ba am ko xëy na waaye
def ngeen seen conférence de presse it wax ak askan wi muy waa Yewwi waa APR bi ñu pare def nañ seen conférence de presse ñoom it def benn contre-attaque la ñu wax mooy yéen ay imposteurs ngeen dégg nga ay ennemis du peuple ngeen loolu lañ leen tuddee en tout cas dama xamul nag loolu ban tontu ngeen ci apporté ginnaaw boo ñu ñëwalee ci li leen motivé yéen Pastef ba ngeen engagé wu ci mbir mi parce que xam naa ni seen gën a tey ci mbir mi am na lu mu ci yokk loolu sax. waaw jërëjëf Maguette di la remercier ci invitation bi. di nuyu ñi nga xam ni ñoom laa bokkal jotaay bi. njëkkee ci doyen ma soxna vraiment rafetlu taxawaayam nuyu suma sëriñ Cheikh Oumar di nuyu également sëriñ Niang. di nuyu soxna Adji Mbergane di am mbégte teew ci jotaay bi. naa ni guddi na loolu ndax nit ñaa ngi doon xaar émission bi. waaw man nag lu jëm ci Benno Bokk Yaakaar moom. bëgguma ñu ciy perte suñu temps. vraiment nit ñoo xamante ni yow sa am ak sa ñàkk mu ngi dépendre ci signature nit. chaque conseil des ministres maanaam sa pauvreté ak sa richesse mu ngi dépendre ci kuy signer sa chaque mercredi conseil des ministres yaakaar naa buñ dee wax. ñooñu moomuñu seen bopp. ñun nag yàlla dafa dagal dañ moom suñu bopp moo mën a tax fi dëgg nekk ak lu mu métti danañ ko wax fi dëgg nekk ak lu mu neex danañ ko wax fi ñàkk dëgg nekk tamit lu mu métti danañ ko wax mais xëy na nag liberté boobu ñëpp amuñu ko. ndax bu fekkee ni boo waxee dëgg mercredi bi ci topp ñu dindi la teraanga ya nga amoon dem. oto ya nga amoon dem carburant ya nga doon am dem passeport diplomatique yi consort yooyu noonu yëpp nga doon am mu dem. boo gëmul yàlla dëgg mënoo wax dëgg. donc nag loolu dafa bëri ci Benno Bokk Yaakaar donc moo tax ñun ak ñoom bokkuñu réalité. quand tu dis une chose que ni c'est normal c'est basique. mais xam nga dafa am loo xamante ni. constat la bu am kenn mënu ko dindi ci suñu réew actuellement ci nguuru Macky Sall la am. Sénégal kenn mënul dindi ci bopp Sénégalais yi que ni dafa am ñaari Sénégal am ñaari justice. soxna Adji Mbergane mu ngi bàkkoo léegi nii que ni waaw ñun ñu bokk ci ñun dañ leen jébbal ci justice tey mu koy wax ni ministre de la justice bi mu fa teewee dafa def un lapsus révélateur. bi mu naan neexul ci xol nga jébbal kenn ku bokk ci yow nga koy jox justice te bi mu doon opposant yi tenirul discours boobu. te c'est lui le ministre de la justice. Cette justice qui est censée s'appliquer à tous les citoyens sénégalais sans exception aucune. Ministre de la justice moo tax a wax loolu di nga nag sentiment boobu noonu habité ko. moo habité ki ko nommé par décret di chef am Macky Sall. moo habité ki nga xam ni moom la teg fële ci parquet muy le procureur de la République. donc bu fekkee ni ñoom ñett ñi nga xam ni c'est des maillons essentiels de la justice. bu fekkee ni ñoom ñoo habité wu sentiment boobu mais nga yaakaar ni justice boobu noonu ñuy exercer tey est-ce que mën na def rôle ni mu waree waawal déet. du ko def nag mooy tax mu àgg ba ci un opposant wóolootul justice. te looloo am yow koo xamante ni dafa déposer candidature la première réaction bi nga njëkk a def mooy envoyer une convocation. et que ñoom seen kàddu li ñuy wax moo di xamoon na ni dina ñëw le 10. est-ce que loolu dëgg tamit. déet mais déglu nga la concerné en conférence de presse li mu wax. Barthélémy Dias te ba léegi wedduñu ko nee na leen bi ma ñëwee le 7 taxaw pour ñu plaider dossier bi sama avocat moo jug laaj greffier bi ñu ne ko sa dossier nu ñu koy waxati sa dossier ñëwul. n'a pas été enrôlé. mu interpellé juge bi mu interpellé le procureur. le substitut du procureur. ne ko ana dossier sanga mu ne dossier bi ñëwut donc ci la génn ci salle bi donc ba mu fay génn yóbbaalewul ni que ni le 10 dafa war a taxawaat. loolu c'est le concerné lui-même qui l'a dit te ba léegi taxawuñu weddi ko. donc koo xamante ni xamul woon ni dina taxawaat le 10 novembre. ñu jëm ci période boo xam ne gis nga li ñuy wax naan
ku ñuy ngeen baal ma ci kàddu gi ku ñuy jiiñ kuy naaw. da nga neel ku ñu nëbbu ci ron la loo feeñali tànk rek. waaw non nga wëlbatiku ñu lay fekkoo ci yaxu liir. waaw. ak li ñu weesu yëpp ci wàllu justice. yaakaar naa am na loo xamante ni bu fekkee ni bonne foi daf fi nekk ak contexte yii ñu jëm ci élection yoo xamante ni yaakaar naa sénégalais yi moo koy wax encore une fois moo koy wax kilifa yi bu fekkee ni jàmm rek la ñu bëgg ci réew mi nañu wax ak ki nga xam ni moo yor doole nit di nga nag Sénégal ngeen bal ma mais dafa am loo xamante ni daf fi commencé juddu te réew mu juddu sànku nga. muy lan ci je parle sous le contrôle de Cheikh Oumar. yàlla dëkk yi mu alak yépp injustice moo tax mu alak leen. te moo judd ci réew mi mënuñu ko bañ. moo xam nag ci ku muy tombe mais nag li ñu gën a seetlu mooy dafa tombe ci ay opposants ñu fareewul nguur guleet ci nguuru Macky Sall ñu gis ñu far ci ñoom ñu jébbal leen justice ki ci njëkk mooy Bougazelli flagrant délit la amatul wax waaye liñ ci gis mooy dossier ba léegi kenn xamul fu mu mujj dem na ñu andi tappale génne ko prison pendant ce temps am na ay doomu jàmbur yu tëdd ci kaso bi pour sàcc ginaar ñoom ñi nga xam ne tey ñoom lañ jébbal justice may laaj ma koy laaj est-ce que procédure de levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko ngeen ko jaarale ci délai boobu est-ce que moom ngeen jaarale seen gars yi. da nga ko laaj. ça s'est fait en 10 jours maximum. Procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Ça s'est fait en 10 jours. dañ ko gaawal. pour ñoom mais loo xamante ni saisine parquet la lettre de saisine du parquet jugee ci parquet juge d'instruction parquet procureur général président assemblée nationale ça s'est fait en 24 heures loolu kenn mënu ko weddi te juge ba ko doon def mu ngi ko fekkoon ci dëj mais en une journée saisir nañ lettre bi signé nañ jox nañ procureur jël na jox na procureur général mu jox ko ministère de la justice le même jour la lettre est atterrie sur la table du président de l'Assemblée nationale ñoom nag c'est pas le cas parce que député yi bañ leen jàppee toog nañ fi diir assemblée waxut ministère de la justice waxut il a fallu ñu toog benn diir assemblée génne communiqué ne waaw ñun dañoo jotul saisinu ministère de la justice waaye bu ñu ko jotee incha allah nu mu gën a gaaw dinañ def suñu liggéey ñu toogaat diir ministère soog a bind ni jébbal nañ leen lettre boobu pour lan donc si seen doxalin ñoom wane nañ ni ñaari citoyen ñoo fi am ci wàllu yoon léegi nag comme ñaari citoyen ñoo fi am ci wàllu yoon ki nga xam ne moo di le candidat Barthélémy Diaz et je rappelle qu'il n'est pas candidat pour son propre compte il faut que ñoom ñu xam loolu c'est le candidat d'une coalition dossier bii ñu koy traîner pendant 10 ans ci appel boo xamante ni tey jii ñoom ñoo koy renvoyer di ko renvoyer ba mu agsi fii tey ñu bàyyi ba mu déposer ab candidature ñu soog andi convocation bi waaye léegi damay laaj koo xamante ni yow candidat nga da nga bëgg a dem ci ay joŋante te yow ñi nga jàkkaar lool fi ñu gën a mënee mooy écarter candidature ndax jóge nañ fi élection yoo xamante ni Macky Sall moo tànn ñi mu demal élection andi parrainage ñi mu écarter leen par voie judiciaire yow da ngay toog en tant que candidat ñu ñëwaat dugalaat la ci mul boobu après fooy mujjee taxaw di wax naan waaw dama foogoon ni justice am na fi déet rupture de confiance bi am ci institution soxna Mbergane dafay wax naan institution il faut qu'on respecte les institutions ñun bañuñu mais na fekk institution yi respecter seen bopp te institution bi ci njëkk xam nga mooy ban président de la république moo njëkkul respecter boppam et je le dis et je l'assume parce que bu ñu demee ba président de la république di wax muy den yow nga baal ma tey ji boo nekkoon sa kër nekk ak sa njaboot mu lay xool di la seetlu bis boo waxee mu deñ mu bind nga waxaat mu deñ mu bind nga waxaat mu deñ mu bind ngay jëf ci kanamam loo xam ne du jëfinu kilifa bis boo ko woowee ci xormaak teggin mu bañ du la topp parce que njëkkee woo ko donc institution bi njëkk mooy le président de la république moom na respecté boppam weg boppam te mooy lan partisanerie na ci génn la pédagogie par l'exemple beneen xam naa day waaw ay ci demal ci beneen bi jox aju Mbergane assemblée nationale foofu moom yaakaar naa jarul wax la fa nekk ñun ñëpp xam nañ ko du ma ci perdre de temps beneen bi moo di li ñuy wax justice
mais justice boo xamante ni yow procureur mooy dogal ndax dégg nañ fii 31 décembre li may wax inventé wu ko gis nga exemple gis nga wax dafa am solo yàlla léeg-léeg bu la bëggee weer ci kàddu la koy jaareel Macky Sall moo toog fii feeñal ñëpp ci 31 décembre que justice amul ci réew mi moom mooy dogal ki ñuy tëj ak ki ñu dul tëj ndaxte moo toog wax ni bu ñu jàppee nit procureur balaa def dara dina woo ministère de la justice bu woowee ministre de la justice mu ne ko xaaral moom kilifaam kan la président de la république mu woo ma bu ma woowee léegi ñu seet nu ñuy def kon moom mooy décider ki ñuy topp ak ki ñu dul topp loolu moo ko waxal boppam. Très bien. donc nag justice boobu moo am ci réew mi. may laaj nag sénégalais yi est-ce que justice boobu. jot na ñu wóolu leen. wala déet. bu ko defee damay jox Adji Mbergane mu tontu la Serigne bu paree rek nga ñëw incha allah parce que daf ko interpellé ci ay mbir yoo xam ne moom la ko laaj. honorable mu bàyyi la nga indi ay tontu ci lii. waaw Ousseynou wax Maguette damay bëgg déjà rek ñëwaat ci li ma wax sànq. muy lan ci. que ne mbirum li xew mbirum Barthélémy Diaz dégg naa ñu ne toll na ci fukki at ba muy am yaakaar naa ne moom mi sax joomu ne mu ngi politique ñu fekk nañu ñu ne ci xamal sa bopp bul xam la ma doon def 2012. waaw 2011 waaw bul xam la ma doon def. xam nga 2011 la ñu dañu fekkee. décembre 2011. kon tey jii. kon yàgg na nee naa wax ne. biñ ko condamné ba pare moom dafa def appel. Bart da bu yéexee mbir yi ci moom la yéexee. wax naa fi léegi ne du benn du ñaar du ñett moom dañ koy woo mu am ne moom mu ñaan ñu renvoyé ko. te loolu Bart moo ko wax. ku suivre point de presse am bërki démb di nga dégg li mu wax c'est clair. du benn du ñaar woo nañ ko mi ne nañ ko may nañ ko renvoyé. donc nag yoon du benn du ñaar renvoyé na boo xam ne na ko moom. te moom demul parce que nee na benn bi Noël la. te Noël mooy seen fête comme ñu suñu tabaski. wax na beneen bi tamit dafa amoon beneen ngant. xaw ma day tukki xaw ma nu ma expliqué noonu. kon tënku yéexewut ci justice Sénégal. kon c'est-à-dire que justice bi a été souple ak moom. parce que nangul nañ ko loolu yëpp. teewul léegi nag tey nag ñoom ñu woo ko. te woo bi ñu koy woo nee naa leen moom moo def appel. pour ñu woo ko déglu ko. moom moo def appel léegi processus su l'immunité parlementaire bu loolu weesoo interpellé na waaw li ma ko interpellé sax bëri na. parce que yow yaa ngi foofu. waaw dinaa ñëw ci loolu. mais dama bëgg a wane ne seen doxalin bi ñu am tey. waaw seen coalition bi. mooy wane ne pare wuñ pour dem élection. ñoom xam nga boo xamee ne boo demee élection ñu dóor la daan la. da ngay ut ay foo jaar. ba doo dem élection mais gis nga élection yi xanaa yàlla ñëw de wàcc. waaye foo mais élection yi dina am. te Benno Bokk Yaakaar daa leen duma. loolu kañ mooy problème bi wax ji yëpp provocation yeeg nekk sur le terrain beeg parce que du ñu nangu tamit dëkk bi ay activistes di ko téye seen loxo du dëkk c'est pas normal dañu nekk ci dëkku yoon. donc bu loolu weesoo ñëw na wax tamit que ne ministre de la justice daf ne. c'est avec le cœur gros.